juróom-ñeenti waxtu sënkam ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax kóolute gi xibaari wolof yi ci yaatal Makumba Bey. beneen accident ca wetu Maabo ca Mbirkilaan ñetti nit a ci faatu fi mu ne nii daal di ci saase am ci fukk ñoo xam ne am na ñi gaañu ñu yóbbu leen hôpitalu Kaffrine ministre bi nii nag léegi tege ay daan dong mooy li ko fiy jëlee. ka faatu woon ca kees diggante jàppante police yi ak dawalkati Jakarta ya rob nañ ko tey jii ci gannaaw autopsie bi seen waa kër nag nee ñu dañuy porter plainte ana xam. rakki xalifa Medina Gounass bi faatoo ca Makka waa kër ga ak taalibe yi dañoo bëgg ñu indi ko fii daal di ko fiy denc ñu ni présidence de la république ak ñoom ñu ngi ciy doxi jéego ngir mu sotti. waajal luwaa bopp ku xëttati war may kilifa diine ci réew mi ay daan tege ci sa kaw kuréel gi ko bëgg tudd taxawu ndonoy magum lislaam war cee wàcc ci mbedd mi àjjuma ak jàmm. Macky Sall ni mu defoon Karim Wade Khalifa Ababacar Sall la bëgg a def Abdoul Mbaye mooy fexe ba du mën a wote Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom moo ni gisee nag ni diggam ak fi mu ne nii soxnaam li ci am bu fekkee ni wéy na ciy daan du mën a laaj baatu askan wi. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram phase nationale yi marbat dëkkandoo benn la woon ci teewaayu ministre des sports gan gi Maguette Ba directeur général aquaculture doon joxe tey ji dundub jën yi di loo xamante ne nii luy faral di jafe la ci ñu koy yar. ti nit ñoo faatu ci accident bi am ci diggante ca wetu Maabo ca Mbirkilaan benn 4x4 nag moom moo daanu ñaar ñi ci saasi kenn ki nag gannaaw bi la faatu am na lu mat fukki nit ñoo xamante ne nii am nañ ci ay gaañu ñu ànd ci ak sunu ndaw la fa di Omar Ndiaye. ab accident la bu métti bu am tey ci talaata ji laata marax kiy dugg ci diggante Maabo ak Canga ba ñaari góor ñàkk ci seen bakkan ci saa si fukki nit ak benn am ci ay gaañu-gaañu yu métti waaye biñ leen di rawale ci hôpital bu Kaffrine la kenn ki mujj ñàkk bakkanam bilan bi mujj am ñetti doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci accident boobu am ci goxu Maabo waa ji di ci indi ay seede. man bi ma ñëwee fekk am na ñaar ñu si faatu blessé yi ñun ñu gungi leen oto pour indi leen Kaffrine fukki nit ñoo si ak benn ñoo si blessé woon ñaar faatu si ñu gëmoon na garaaw fukki nit ak benn ñoo si blessé ñaar faatu si bi ñëwee ba Maabo bi ba Kaffrine avant ñu wàccee keneen gi mu faatu mu ñett daa fa ne faatu nañ ñoom ba mu mosoon mi leen islam def ñu bàyyee ko woon jamono dëkk mi ngi def mbir na cekki ñu ñaan ko Kër Mbay am nañ 25000 plus yoo xam ne kenn laal benn malade dañu ñëwoon informé vraiment bu ñu xaar am nañ plus 25000 kenn laalul def ki mujj décédé daal moom ki décédé daal si oto bi moom wàcc oto bi ba léegi. benn oto 4x4 la bu jóge woon Bamba Moussa doon jaale ji ci dëkk bi di Kër Mbay ba muy wàññeeku nag ci la pneu ba tot mu daanu ba def jéey yu ni mel ci nit ñi faatu nag jamono ji ñu ngi ci hôpital régional bu Kaffrine ak fukki nit yi nga xam ne am nañ gaañu yu métti Kaffrine Omar Ndiaye RFM. ministre bi yor wàllu transport nag di Omar Youm jàpp ni ngir accident yi jóge fii faaw daan yi moom bañ a yem ci kayit wi niñ ko ci bindee te ñu koy appliquer nit ñi mu ci woo takk der yi ñu teewlu ko ci micro Cheikh Anta Diop. accident yi lu ci bare ci compte humain la nit ki mooy indi accident donc oto yi nañ ko dawal ko ak responsabilité la ak fayda bi lañu xamee sénégalais am na loo xam ne moomu ko daf koy jéggaane yar la ñu xam ak teggin ak dëppoo ak yoon loolu mooy suñu culture képp koo xam ne nag beneen culture nga am dañ la war a teg ci yoon moo tax maa ngi félicité Modou Mboup ci discours bi nga xam ne wax na ko fi sans la sanction on n'avancera pas donc wax dëgg yàlla il faut que la gendarmerie et la police multiplient les opérations de contrôle sur la route pour que accident yi mën a wàññeeku bu baax a baax gis nañu d'ailleurs bi nga xam ne commencé nañu les brigades de contrôle mixte accident yi wàññeeku nañ donc nag ñaari weer yoo xam ne dégguñu ko léegi commencé waat parce que tegg nañ suñu tànk ci contrôle yi wax dëgg yàlla maa ngi def appel ministre de l'intérieur ministre des forces armées le gouvernement l'administration de manière générale à continuer à mettre la pression sur le contrôle routier et autoroutier parce que loolu mooy tax na wàññeeku. jëng kon mu ni bi ñu teggee seen tànk la accident yi tàmbale waat wulli ñaay faaw ñu roofaat ko fa ngir mu wàññi ko waat ñu daal di wax ci ki nga xam ni moom mooy Amar Mbaye tey jii la ñu ni noonu la tudd dëgg-dëgg way juróom wu góor nag daal di fas yéene porter plainte gannaaw bi autopsie bi amee ba ñu yóbbu corps bi ñu denc ko tey ci ngoon ca kees Cheikh Anta Diop. ma Fatim Mbaye di waajur wu góor di ko fi dëddu tey jii di Amar Mbaye fësal ne lii kayit gi génne de jëm ci wàllu autopsie bi dal na xel te bëgg nañu ci. wax ji nag bari na am na ñoo xam ne ñi ña doon wax ak yéen lañ wax dara amu ci dëppoowul sax ak li nga xam ne bii résultat yi tey yi moom la génnee li ñu leen mën a xamal daal mooy lépp lu ci war daañ ko def ba dëgg gi feeñ nun résultat yi ñu am sedd na sunu xol résultat autopsie loolu laa ni la
du lu ñuy wone wala du lu ñuy wax parce que dafa am fu mu nekk ci lu ñu nekk. am na ñu ne accident la. confirmé ma ni accident la. infirmé ma aussi ni accident la du accident dama ni li nga xam ne bii nun suñ jëm bopp am nan ko comme résultat par rapport à son décès nun suñ jëm bopp jaar na ci yoon. ginnaaw loolu nee na nag rafetlu na bu baax li nga xamante ne procureur taxaw na ci mbir mi ak waa tribunal ba tax na nee na de daañu ubbi blanquette ngir xam ki def jéey ji tey ñoom sax nee nañ duñu toog te daañu porter plainte. parce que dafa am yoo xam ni dafa nekk ci yoon ndax léegi bi ñu demee ba jébal ko procureur fekk na mu autosaisiru ci mbir mi nun itam ci sun wàll danañ def la nga xam ne kii moom moo ca war nun dañuy porter plainte contre X danañ déposer au niveau du procureur daañ ko déposer au niveau de la gendarmerie. Amar Mbaye ginnaaw bi ñu ko jëlee ci morgue hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal ko te Jakarta yi de ànd nañu ak moom gunge ko ci këram gu mujj fii nga xamante ne moom mooy janaasa yi ma dooki jóob. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. foofu ñu ko rob ay bokkam di ko fa fekk di ko seet moom la ñu bëgg ka faatoo ca Makka bokk ca Medina Gounass doon rakki xalif ba ñu daal di koy jëli moom itam mu ñëw fii moom nag di Thierno Abdoul Aziz Ba aji woon Makka nag ba doge fa loolu nag waa Dental Daaka ni bëgg nañu daal mu sotti lool ndax am na fii taalibe yooyu buñ sañoon ñu ko fay fekk di ko ñaanal ñoom ak waa présidence de la république ñu ngi ciy liggéey ngir koor bi ñu bañ leen a def ni ñuy def ku faatu ca Makka ci at Abdoulaye Diallo. naxar ak tiis moo xew ci Medina Gounass ginnaaw bi ñu jotee xibaar bi xamle dellu ca suñu borom kii di Thierno Abdoul Aziz Ba di rakk ci xalif bu Medina Gounass ex député Mamadou Talla kenn la ci ñoom. Thierno Abdoul Aziz c'est un pèlerin de prière d'Aïcha de Guédié qu'il a décédé dans son hôtel à la Mecque. mu nelaw ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay atam Thierno Abdoul Aziz Ba moo newoon tamit porte-parole xalif général bu Medina Gounass. À l'âge de 77 ans. Thierno Abdoul Aziz était porte-parole du xalif général de Medina Gounass Ahmed Tidiane Ba. doon président bu fondation Dental Daaka di kuréel bi organisé at bu ne Daaka wu Medina Gounass Thierno Abdoul Aziz Ba daa jiite woon tamit ab agence de voyage bu Dental Daaka depuis 1998. Chose significative depuis 1998. Cette année, il a amené 521 personnes. même bu dee li gën koo bare ci jullit ñi de ca Makka ñu suul leen fa moo leen gënal waa Medina Gounass ci ndimbalu palais présidentiel ñoo ngi waaj a delloo si niw aji ndem si yàlla jooju. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. kilifay diine yi ci réew mi bëgg nañ képp ku xottati seen worma ñu wàcc ci ab loi boo xamante ne nii day am daan yoo xam ne mooy tege ci sa kaw li ko waral nag mooy dañoo gis ci réseaux sociaux yi fan yi ñuy sàllawlu bu baax a baax kilifa yoo xamante ne nii l'islam dong moo leen ñoroon ak diine loolee nag tax kuréel gi nga xam ni moom mooy taxaw ndonoy mag yi l'islam yi bëgg ci amalub marche ajjuma ak jàmm incha allah Abdoulaye Diop ci seen ndaje. Convergence taxawu ndonoy magum l'islam ñaawlu na ba fu mu mën a yem li ñuy siwal ay audio yu tegginewul jëme ko ci kilifa diine yi ba tax nañuy sàkko ab loi ngir daan ñi def li ni mel Mame Makhtar Gueye moo yor jokkoo gi. du Macky Sall la ngi nii am na article 80 moo koy protéger l'institution qu'incarne le président Macky Sall moo tax y a l'article 80. Est-ce que le président Macky Sall est beaucoup plus méritant que Cheikh Amadou Bamba que Maodo Baye Niass Baye Laye on ira rencontrer le président de la République nee ko dañu bëgg loi pour ñiy saaga kilifa yi yoon di leen teg ay daan. lii di brigade cybercriminalité itamit dinañ ko saisir ngir fexe ba xam waaye tamit teg loxo ñi def yooyu les audio suñu sukkandikoo ci bile Convergence. mooy commission scientifique bi am na liggéey bu mu war a def pour foog ay échantillon audio yooyu jox ko le département de la cybercriminalité ndax état bi rëbb leen identifier leen li yoon laaj ci ñoom ñu teg leen ko parce que lu day ni jëmm yooyu kenn du leen saaga. ak dox ngir ñaxtu waaye tamit fagoro dinañ ko amal niki aljuma. nous allons descendre sur le terrain dox bu yiw bu discipliné jóg en tant que talibé naqarlu suñuy wasila yii ñuy traîner dans la boue ak di leen saagay ndey dafa ëpp musul am Sénégal bu ko état di sàggane nag mën na jur lu ne ndax dëkk yi daanu yëpp soxloolu ñu di leen lim dans la sous-région nii la tàmbali woon ñu di ko mëppal mu xëy rek ëpp loxo. Convergence taxaw ndonoy magum l'islam bi boole bépp tarixa bu féetee fii ci Sénégal ne dinañ ko yaatal ci gox ak gox-goxaat yi féetee ci réew mi yëpp ak taxawalub ay cellules locales. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor.
Makumba Bey. démb ñu ngi leen doon wax ni ministre de l'agriculture war naa xëy tey ji ci Sine Saloum xooli nawet ba nu mu fa tëddee moom Moussa Baldé yegg nag tàmbalee ca diwaanu Fatick ñu ni jiw wala lañu fa waroon a wàccee lépp wàcc na fi mu ne nii nawet bi itam taw yi tàmbaliwaat keroog gaaw ba tey ñu ni daal dina ci baax a baax dina rëgët gàncax ga bu baax. Aminata Goudiaby ci kanamu ministre bi nga xam ni moom lañ dénk wàllu agriculture nag directeur du développement rural bu Fatick moom nag joxe na bilan bu baax ci ni nga xam ni noonu la ñuy séddalee jiw yi fii ci région bu Fatick mu ne nag boo jëlee lu jëm ci wàllu gerte gi lu ëpp 99% ci quota bi ñu amoon daanaka teg nañ ko ci loxo producteurs yi Mamadou Badiane. Sur l'arachide, sur un quota prévisionnel de 4192 tonnes, 99% ont été mis en place et 99% aussi achetés. Et ça c'est à l'honneur des producteurs au niveau de la région de Fatick. mu ne itam lu ni mel la ñu doxalee ci jiwu ceeb bi ak itam engrais bi. Le riz pluvial, on est à 86% de mise en place et les distributions se poursuivent. Par rapport aux engrais, si on prend l'engrais arachide 6,10, on est à peu près à 2615 tonnes de semences mises en place. Pour le 1999, 800 et quelques sur le 1500 et quelques sur le triple 15 et 760 tonnes sur l'urée. Jawriñ Joor wàllu agriculture nag di Moussa Baldé di rafetlu bu baax ni nga xam ni moom la campagne agricole bi di doxee fii ci biir région bu Fatick te itam di ñaan taw bi nga xam ne dafa taxawoon te tàmbaliwaat continuer ba bu nawet bi jeexee nit ñi mën a am ay rendement yu am solo. ñun li ñu waroon def ci mbirum jumtuwaay matériel agricole ak engrais ak semence lépp yegsi na te jox nañ ko béykat yi xam nañ ni nawet aussi il faut que mu am taw bi maanaam dafa amoon retard ak taw yi ñu am ci fan yi passé bu yooyu daal la defee mu continuer nawet bi séntu nañ ne dina am nawet bu baax. moom Moussa Baldé nag fii ci région bu Fatick dem na nemmeeku ji association Jambugum bi nekkee ci Ñaaxaar ñoom nag dañuy yëngu loolu ci mbayum dugub ak itam ni ñu koy transformé ba mu fa jógee itam dem na ci tool yi nga xam ne fa la ñuy bay ceeb ci village yu Fayil nga xam ne ci biir commune bu Diouroup la bokkee Aminata Goudiaby Fatick RFM. ñu wax ci jën yi rawatina yi ñuy yar tey ji ndaje moo xam ni directeur général bu aquaculture amaloon na kook ñoom doon leen baaxee nag lañ leen di xont boobu mooy seen jafe-jafe ca dëgg-dëgg Alassane Diop moo jiite kuréel gi leen ëmb ñu déglu ko ci micro Pape Balla Gueye. yaru jën aliment bi moo si gën a charge bi loolu moo si gën a diis dina jël 60 à 70% ba 75% si li ñuy yare jën mu xool ko daal au début balaa ñuy am problème daal. fi mu nekk ñun dañuy importer ñuy importer 700 francs lañ koy jëndee 700 francs boo si boolee sa salaire yeex say frais yeex yooyu boo ko jaayee 1500 di nga peut-être di nga si am 100 wala 200 francs alors bu ñu buggee am dara nag foog ñu sóoraale ñu wàññi prix aliment bi pour ñu mën see gën a am voilà gën a dara mu ngoog. ci kanam tuuti dina seq moom Pape Balla Gueye waxtaan ak directeur général ba ci tolluwaay bi ci secteur bi jamono ji ba tey ci wàllu koom tourisme bi jamono ji ak vacances yi ndax ñiy jóge ci biir réew mi di dem ci hôtel réew mi yokk na ñu bëri ci ñuy jokkal ni waaw ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax Faamu Jon. tourisme Sénégal mel ni dafa suqaliku nekkatul ñuy bàyyi ko bitim réew di ñëw ci réew mi la waaye tourisme local bi la mu mel ni ay doomu Sénégal dañuy ànd ak seen njaboot wala keneen di dem ci l'hôtel yi Pape Fall ak Ibrahima Mbaye ñooy gérer hôtel bi di Palais Tuvier nekk ci Toubacouta ak Arc-en-Ciel nekk ci Lac Rose. C'est en général partout dans le pays on voit que les Sénégalais commencent bien à découvrir le Sénégal les sites touristiques dina jox liggéey nit ñi parce que dina permettre hôtel yi daan tëj bu saison bi tëjee. saison touristique bi hôtel yooyu dañuy mën a continuer di liggéey. Ça se passe bien, les Sénégalais commencent à vouloir découvrir leur pays et c'est une bonne chose. On espère que la tendance se poursuivra comme ça. naam ay jéego ñu ngi kaa def ngir suqali tourisme local wile waaye des na ci def leneen Ibrahima Mbaye di sàkku ñu def ay tarifs spéciaux ci ñi nga xamante ne Sénégalais lañu ngir loolee antu nag mi ngi sàkku ci nguur gi mu wàññi taxes yi nga xamante ni mooy dal ci kaw l'hôtel yi. boo xamante ni da nga dëkk si réew mi di nga am lu lay wàññi loo xamante ni di bokk ak keneen koo xamante ni dëkkul si réew mi. muy benn léger avantage boo xamante ni mën nañ ko favoriser Sénégalais yi pour ñu mën leen a gën a encourager financièrement ñu mën di ñëw passer ay week-end ak seen ay famille donc lu jàpp naa ne loolu bu ñu ko defee dina gën a baax dinañ li mooy fexe aussi tamit comme série télé yi maanaam film yeeg théâtre yeeg yooyu ñu si gën a mën a am visibilité bu baax si site touristique yeeg si hôtel yi. ci xalaatu njiital syndicat initiative bu Casamance Sénégalais yi war nañu gën di gëstu tourisme local wile nee na nag pour loolu antu ñi nga xamante ni ñooy gérer l'hôtel yi dañu war
a ubbeeku ci marché bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi. tëj sa hôtel pour 3 mois ou 6 mois baaxul mieux vaut nga wàññi def prix yu baax nga mën a liggéey ak yëpp donc am na ñu bëri ñu koy def na ñeen nga xam ne dañuy def léegi ay colonies de vacances et des marchés am na ñuy def ay colonies de sport hôtel yi nañu def seen liggéey gouvernement def si liggéeyam agence yi def. ci Sénégal tourisme mooy ñaareelu source devise ginnaaw napp gi ci atum 2018 tourisme bi doon représenté téeméer boo jël juróom-benn ci produit intérieur brut bi joxe liggéey lu ëpp téeméeri junni ci ay doomu aadama tey nag mu mel ni tourisme local bi dafa wàllu secteur bi nga xamante ni doon na jànkonteel ak ay jafe-jafe. ñu wax ba tey ci wàllu koom mi ak li waa observatoire de la qualité des services financiers bëgg ñoom nag ñooy fexe ba képp kuy seq kuy joxe xaalis na ngeen di seqee doon noo xamante ne ni anam bu mucc ayib lay doon dañoo bëgg ñuy jàngale finance ci programme scolaire yi te itam entrepreneuriat kenn ku nekk lijjantil sa bopp sa xëyum bopp ci sa kër-këri bopp. loolee tey jii ci suba ñu doon signé ab convention ak waa entrepreneuriat ñu ànd ceeg Amadou Sabar Ba. ñàkkum xëyu ndaw yi di lu am nekk tamit jafe-jafe fii ci Sénégal muy loo xam ne dañoo war a dugal ay programme ci wàllum njàng mi ngir mën a saafara lu ni mel loolee bokk na ci mébét yi nga xam ne observatoire de la qualité des services financiers bokk ci ministère bu économie bëgg na ko Habib Ndaw mooy secrétaire exécutif bi. dama bëgg ñu lënkaloo fexe ba pousse état bi ñuy dugal éducation financière ci école yi dugg doom yi école yu ndaw yeeg yu dugg doom yeeg yu mag ban njëriñ la am dana wàññi gaspillage bi dina tax nit ñi koom-koom bi ñu sàmm ko dina tax nit ñi jël ay assurance par exemple yaa ngi dégg marché yi di lakk ak yëpp da ngay dem Sandaga gis ko am lu mat 200 millions ci benn boutique bu ndaw waaye du am benn assurance bu lakkee mu jaaxle. xaatim bi dox ci ñaari kuréel yi PSG programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes bëgg na tàggat ay ndaw yoo xam ne dinañu créer seen bopp ay entreprise waaye tamit gën a ñoŋal lépp li nga xam ne mooy insertion professionnelle yu ndaw yi professeur Aminata Sall Diallo mooy coordonnatrice bu PSG. mission mooy gunge xale yi ba ñu mën a taxawal ay entreprise yoo xam ne ay entreprise yu dëgër lay doon boo xamee ne dina permettre ji sunu économie mën dem mais dañu yaakaar ni du loolu rek lañu soxla jàngal xale yi soxna nu jàngal leen nit bu ngeen di dem ci banque yi lan ngeen war a demaale bu ngeen am xasee jot xaalis bi nan ngeen ko war a gérer jël xaalis boo xamee ni tey 1 an ou 2 ans après ñun ni kii fayit na ñun loolu taxul liggéey jëm kanam. PSG ak observatoire qualité ñaari kuréel yu nguur gi bokk benn bëgg-bëgg maanaam def lépp li nga xam ne dina ñoŋal koomu Sénégal. ñu daal di wax ci wàllu koom mi ba léegi ndee tey ji am na lu toll ci juróom benn cantine yoo xamante ni dañoo lakk ca rond-point Liberté 6 loolee nag ñu njort ni boo moytuwul court-circuit maanaam courant boo xamante ne ni dafa rëcc moom moo ko waral jamono ji nga xam ne nag ñi ngi ragal lool ministre bi yëkkati leen ñu ni daal bëgg nañ bu ko defee itam muut foo xamante ne ni fa la leen di sancal Omar Mbow. lakk marché yi fii ci réew mi moo ngi wéy di dem talaata bi marché bu rond-point Liberté 6 moo ci mujj. samay bagage yu bëri yàqu na ay portable accessoire blende yooyu chargeur yooyu électronique yooyu rek. safara su foor moo bett commerçant yu fay jaay juróom benn kanting ñoo fa lakk Abdou Sarr bokk ci ñu yàqule di xayma perte yi. doo mën a calculer yëpp quoi mais xam naa ne place bi moom man maa xam lu fi nekk parce que lépp maa ko fi indi gàtt moom 3 millions yi moom mat na parce que portable yi gisoo benn portable yi ci bëri gars yi jël nañ ko. li waral bile làkk nag kenn xamu ko waaye mu mel ni court-circuit la marché bi yëpp daanaka benn compteur courant rek moo fa am di xamle jaaykat bi. compteur bi fi nekk benn compteur la bon waa marché bi ñoo ko fi def ñoo installé ñëpp courant lakk-lakk bi bon war naa def benn 40 minutes boo xamante ni muy tàkk. ci cantine bi mu tàkkaloo waxaale bu métti ak client yi moo fa am. bu may jënd noonu lay natee. gérante bi di Mariama Diallo am métti bopp ci jëlee biñ leen fa war a jëlee te ministre bi di Abdou Karim Fofana war ko amal. moom même luñ fi mënti wax dañ fiy jug mais nañu jàppale rek balaa ñu fiy jug ñu am fu ñu bu jugee ñu am fu ñu nekkaat loolu lañ koy parce que fii aussi tamit dëgg la yoon la ñu ngi fii kii liggéey mais nekkul daal marché parce que nit ñi fii la ñuy jaar mais nañu jàppale ñu feneen fu ñu mën a kii nii fu ñu mën a toog. ñi am jàkkare lool ci bile làkk commerçant yi am tiitaange itam ci seeni ëllëg ndaxte njiitu réew mi lu yàggul dara annoncé na ci ab programme bi mu dippee zéro déchet te ñu war koo tàmbali fii ak i fan yu néew. mu nekkoon Omar Mbow fukki minute ak juróom-ñeent gannaaw juróom-ñeenti waxtu.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. politique Mamadou Lamine Diallo ni Abdoul Mbaye li daloon ci kaw Karim Wade ak Khalifa Sall boo moytuwul moo koy yoot wote jot te doo mën a yëkkati sa loxo ndax daan yoo xam ne daanees na la ko muy yi mujj ci moom gannaaw li mu jote woon ak soxnaam su fi woon ba ñu teg ko ci daan mu ni daan yooyee bu fekkee ni wéy na ba ñu dëggal ko dootul mën a dagaan baatu askan wi mu doon bind tey jii nag 160e kes tekki mooy question wu waa tekki ñu déglu ko ci. gis nañ ne Macky Sall stratégie moom leer na mooy ci parrainage beeg yooyu avant ça ñoom ci mënoon a éliminer mooy Karim Wade ak Khalifa Sall génne leen ci liste électorale loolu léegi génn na ci. léegi ñu fës ci xeexu pétrole beeg gaz bi ñooñu la bëgg a éliminer donc Abdoul Mbaye jugement bu ñu génnee keroog cour d'appel 1 an de prison ak sursis code électoral bi L35 leer na loolu suñ ko confirmer yow dañ lay rey ci liste électorale kon nag loolu ci loolu la ñuy jublu nii léegi xam nañ ne fa la bëgg a jëm donc rey Abdoul Mbaye ci liste électorale yi comme ça moom du mën a wut ay poste électif ba mënta doon loolu nag jàpp nañ ne baaxul ci démocratie sénégalaise dañ ko war a xeex Macky Sall ñu koy gêner ñëpp daf leen bëgg a éliminer politiquement yàq parti politique yi personnalité yu am envergure mu génnee leen ci liste électorale yi ñoo ñu bañ a bokk ci ay élection lam ci namm nag wax naa ko répété naa ko mooy émirat gazier lu xew Qatar ak yooyu loolu la fi bëgg a andi mu nekk genre démocratie royale ou d'émir la loolu nag Sénégal noonu bëgguñu ko fii lu ñu soxla mooy gouvernance démocratique. tàggat yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba. liñ koy tàmbalee. wàllu nawetaan yi phase nationale yi jamono ji ñu ngi koy football fële ca fi nga xam ne moom moo di Louga ca stade Albouri Ndiaye jamono ji nag réveil bu Kaolack mi nga xam ne moom moo ngànk raaye bi moom mooy jongante ak équipe artillerie bi nga xam ne foofee ca Louga la fekk baax tey jii ci ngoon nag la yëf yi door waaye jàppaleen ni jongante bu njëkk bi ab derby la woon maanaam ñaari équipe yëpp Louga la ñu bokk. ñoom nag dañoo mujj témboo diggante Barguet la Marbat ak dëkkandoo dañoo xaajoo poñ yi kon ku nekk am benn but ci sa kàngu morom Cheikh Fall Waar moom moo dugaloon benn coup franc bu rafet ni ko Abdouraham waxee ci li nga xam ne moo di ñeenteelu simili bi ngir waa Marbat waaye dëkkandoo nag ñeenti simili kott la xaar ngir mën a égaliser Ibrahima Bey moo def li ni mel. Marbat kon dañoo mujj rouge sax kenn ci ñoom ba 10 la ñu jeexalee boobu la jongante Pape Sidi Samb moom moo am ñaari carton jaune Abraham du ñu xamal ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram ma nga woon foofee ca stade Albouri Ndiaye bu Louga ba léegi ak lii nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllu liggéey ba nga xam ne ñu ngi koy def foofee kii nga xam ne moom moo di ki yor wàllu Orcave ba Ismaïla Mbeng lay wuyoo Ismaïla Mbeng Fall moom nag jamono ji nee na daal lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mobilisation beeg li ni mel ñoom réussir nañu ko waaye lu ñuy woow ci askan wi rek mooy ñu ñëw lu baree bari te itam ñu def li ñu naan fair play bañ a indi benn jafe-jafe ci boobule tournoi la ñuy xuus ba léegi ak montée nationale 2 Moya bu Kolda moom dafa mujj nërmeelu mujj la yéeg kon Kolduwaay yi ñoom dañoo ñàkk seen digganteeg doomu Ziguinchor yi Zik Inter moo leen daan 4 bal ci benn muy score boo xam ne bett na seen entraîneur Abdou Sani lay wuyoo nee na nag li nga xam ne noonu la yëf yi mujjee daal am na ci mbetteel bu baax a baax ñu déglu ko moom Abdou Sani ak Max Euclid Company. Après match bi vraiment suñu xol moo si jeex rek par rapport à li ñu dal tey parce que en 12 minutes ñu encaissé ñetti but yooyu si góol bi la góol bi moo nekkuloon si bësam tey parce que championnat bi yëpp moom moo doon góolu mais tey moom but yi nu ñu ñëwee daf ñu bett ko mais football moo mel noonu quoi am na ay jours yi nga xam ne da nga siy nekk tey moom suñu góol bi nekku si loolu nag moo nekk li ñu gën a métti mais nag je crois que duñ ko jàppee neneen parce que dañuy xam ne yàlla moo ko dogalee noonu par rapport à parce que xale bu
jouer ak yow def ay match yu baax tey peut-être que yàlla moo dogalee tey du nekk ci fanam moom moo tax loolu parce que but yu mu encaissé musu ko encaissé ñun sax dafa ñu bett mais football moo mel noonu day am ay fan yu nga xam ne da ngay nekk ci sa bés bu baax am ay fan yu nga xam ne doo nekk sa bés bu baax loolu nag moo ñu dal mais dañuy gëm yàlla rek di ñaan yàlla rek waa Ziguinchor ndam bi mu jig leen par rapport à lii leen di fekk déwén ak ñun tamit di déwén suñ ñëwee jéem a xool di jàngat mun a rectifier lépp lu ñu dal tey kenn ñaanu ko mais sport moo mel noonu. mu ngi noonu ñoom waa Ziguinchor ñoom ñoo mujj dem kon lii nga xam ne moom moo di national 2 li nga xam ne nag moom mooy jongante boobu mu amee woon foofee ca Marsassoum léegi nag dañuy déglu ci kanam tuuti ki nga xam ne moom moo di xam naa dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar. mu ñeel nawetaan ya nga xam ne mu nga am foofee ca Louga. ci wàllu football ba léegi bi la yoon ca Europe la ñuy waxtaanee ak champion Ligue des champions barrage yi aller yi tàmbali na club bu Bruges bu Crépin Diatta moom dafa mujj daan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Linz ASK 1-0 bii bi nag ñu ngi ko dugal ci 10e minute bi Van Aken moom moo ko def ci penalty la ko dugal waaye jàpp leen ni doomu Sénégal bi Crépin Diatta bi yëf yi di jeex la dugg 89e minute ci yeneen jongante yi Hapoel Nicosie moom dafa tembo ak waa Ajax Amsterdam bu Pays-Bas kenn dugalul sa morom dara waaye CFR Cluj bu Roumanie ñoom dañoo ñàkk seen digganteeg waa Slavia Prague 0-1 ñoom waa Tchèque ñoom ñoo dugal di waa Slavia Prague ëllëg nag jàpp leen ni Olympiakos Krasnodar daañu laale Young Boys bu Berne ak Étoile Rouge Belgrade naka doonu Dinamo Zagreb ak Rosenborg ci wàllu basket la ñu koy jeexalee ak gaynde yu Sénégal yi nga xam ne tàggatuwaat nañu tey ji ci ngoon ñuy njort ne mooy doon tàggatu gu mujj gi ñuy amal fii ci Sénégal ndax ñoom ñu ngi doon ruumandaat ne ëllëg la ñuy dem fii nga xam ne moom moo di ca Chine war a bokk ci coupe du monde bi jëm ci wàllu basket ñeel góor ñi loolee la ñu waxoon nag ba léegi amaguñu lenn loo xam ne dafay firndeel lii nga xam ne moo di safaan wa Lituanie Canada ak Australie la Sénégal bokkal groupe H bi ci boobule coupe du monde ci wàllu basket Makumba bi. jërëjëf tour du web bi ñu ànd ci ak Mamadou Omar Ba. xibaaru internet ci RFM. dalee nag jàmm résultat autopsie bi ci faatu boulanger bii di Amar Mbaye xam nañ ko xibaar bi site yu bari jëlee ko ci RFM Seneweb di ñu xamal ne médecin légiste bii di Abdoul Majib Gaye bu hôpitalu Dantec wane ci autopsie bi ne kii di Amar Mbaye yax yi nekk ci kanam bi yu baree ci damm IGFM mel ni ku ko gën a sori ci mbir mi di ñu xamal ni deret gu bari moo nàcc ci biir ak ci biti yaram bi maanaam nasaraan li mu duppee hémorragie interne ak externe te amaana sax kii di Amar Mbaye dafa daanu ci moto bi mu doon dawal ci dàkkanteem ak policier yi bu ñu sukkandikoo ci sama naataango Dakar Actu dolli ci ne accident bi ñëpp doon xel ñaar daa mel ni mooma waaye ci jamono jooju IGFM di ñu yëgal ne Amar Mbaye moom jébbal nañ ko boroomam tey jii ca Thiès dolli ci ne waajuram bu góor dina wax ak taskatu xibaar yi fan yii di ñëw foofu ca ñetti kàdd nekk Thiès ñu wax ci leneen commissariat bu Parcelles Assainies am na njiit lu bees Actu Sen moo joxe xibaar bi Daouda Mbodj nekkoon fi chef police bu Médina moo fa wuutu Bara Sangaré mi nekk conseiller ca direction générale bu police nationale lu soxal drogue bu takku buñ fi tegoon loxo ci port bu Dakar police jàpp na ci suspect bu bees xibaar bi RFM moo ko joxe site bi di leeral.net jëlaat ko ne ki ñu jàpp ab français la te ñu ngi ko tegee loxo ci benn immeuble bu nekk Point E ca bitim réew Burkina Faso site bi di Africa News di ñu xamal ne attentat ba fa amoon bilan bi yokku na léegi 24 nit ñoo fa ñàkk seen bakkan juróom-ñaar am ci ay gaañu-gaañu ak juróom yoo xam ni réer nañ te kenn gisagu leen ci wàllu tàggat yaram RFI di wane ni juin bi weesu FIFA artu woon na fi Iran nekkoon nañu bàyyi jigéen ñi mën a dugg stade ndax loolu dañ ko fay tere foofu ca Iran tey jii bu ñu jugul ci loolu FIFA ne dinañu leen génnee ci organisation boobule te weer rek moo tere door qualification pour mondial 2020 ba war a am ca Qatar tour du web fii la yam ba suba. jërëjëf Mamadou Omar tollanti le marché àndaat ci ak Nafissatou Sylla. dal leen ak jàmm. suñu jaay fu ñu toll ba ñu tabaskee ba noppi mu metti nag ci ñu bëri ngir ñu daal di mën a suqaliku waat nekkaat ci seen i activité ni mu waree ci marché yu bëri sax wala sax ci yeneen i secteur yu soxal nag lii di secteur informel ca ci leen mbir yi nag dafa xaw a sedd ñenn commerçant dañu wax ni la ñu dencoon yépp jot nañ ko jëfandikoo ci tabaski bi loolee nag jural leen loronge ngir ñu daal di mën a tàmbaliwaat liggéey bi tàmbaliwaat liggéey bi te duñuy ami jafe-jafe même su fekkente ne sax am na ci ñoo xamante ne jot nañu yamale seeni dépense seetlu bi ca marché Tilène ak Aji Maguette Ndiaye.
ngi fii ci marché Tilène njaay mi nag mi ngi door nànk-nànk ca biir xolu marché ba lan fa jot a nemmeeku mooy table ndugg ya feesul comme ni ñu ko daan gisee légume ak yeneeni xeet daanaka bariwu fa li ko waral ñenn ci commerçant yi amatuñu benn fonds de commerce li ñu jotoon réservé yépp def nañ ko ci tabaski bi looloo dal sax Ndey Njaay mii di jaaykat. géeju bër ak yéet yooyu rek la ñuy jaay financé naa ak sama waa kër yi moo tax ma xëy si tey boo nekkee njaboot moom da ngay ut luy bëggal say njaboot rek waa ji joxe da ngay dolliwaat rek yii rek laa yaakaar ci faraatu rek ba déema amaat loo xam ne rek dinaa mën a jël yenn te du ma lebaat fii tabaski bi tool yi ñi ñu joxoon bagage léegi ñooñu dem nañ fay nga leen ba ñu dem léegi yow loo jaayaat da ngay récupérer waat pour jëndal sa bopp ba balaa ñuy ñëwaat moo tax doo mën a toog yenn toogaayu yàgg yi. ñu dox tuuti fekk Ibra Gueye moom mi ngi ranger ay produits am mu ni xam le ni moom amul jafe-jafe ngir door ay activité am. dama koy sóoraale bu baax moom ndax jamono ji daal moo neexatul léegi parce que mooy yoon waroo yàq lépp ba nga xam ni bu problème ñëwee doo ko mën a fal. beneen jaaykat di wuyoo si turu Serigne Mbacke Diouf muy xamle ni moom jotoon na jël ay matukaayam laataa muy dem tabaski ji. préparé wu avant ngay dem après boo ñëwee it nga xam ne bu baax fi ngay teg sa tànk sa dëkk bi moom neexul par rapport ak ni julli daan demee bu jëkkoon boo julli waawoon ñëw daanaka li nga jaayoon dem ak moom nu la neex mën nga ko def ndax boo ñëwee li ngay dese sax moom ngay faraatu di remplir bagage ba taxawaat mais loolu amatul léegi boo dof sax ba dugg ci kiiwu jàmbur. seetlu gi nag mooy njaay bi demeegul noonu ca marché Tilène jaaykat yu bari li ñu jotoon dajale daanaka def nañ lépp ci tabaski bi ba tax na deseetuñu dara waaye ña ngay xaar ak yàkkamti ñëwub client yi ngir mën a récupérer li ñu jot a perdre. su fekkente ne am na commerçant yoo xamante ne nag xaw nañu yeewu ci dépense ñuy def ci tabaski bi ba daal di fagandiku mu am ñenn ñoo xamante ne nag fekku leen ci ngir commerçant bi Marema Diop dajeek moom ca Touba tey jafe ngir ñu bëri ci ay moromam ñu daal di mën a denc xaalis. Serigne Fallou Xewal nekk commerçant Dakar dëkk Touba bi may ñëw tabaski si nag programme bi lépp daal bu ñu defee xayma fere nañ 800 000 et quelque tegu na te mënutoon a ñàkk ndax ku yor njaboot kër force nga def la war ci kër gi. xale yi seen i yaay toppatoo la ca xar wala xartum ak ya ca aju yëpp moo waral loolu bu ñu xaymaa yëpp daal fere bi daal xam naa ne 800 000 yi moom dina mat waaye mënut a ñàkk nag ndax kër la ku sañoon bégal say njaboot ku sañoon tereel sa waa kër ñu dafa am ñu ñuy doxee ñun fii bu dee yow yaay tetti famille bi lépp yow lay gàddu yow yaa yore programme bi yaa yore lépp muy say rakk yëpp. am na ñoo xam ne nii gis naa ko gisati ko ñoo xam ne tabaski bu jàllee nii dañuy am problème waxuma la luñ liggéey waaye luñ delloo rek dañuy am problème am ba pare dañuy am jafe-jafe luñ mën a lijjantiwaat ba mën a taxawaat bari na ñoo xam ne ci bis bi liñ ciy dépassé ak liñ ciy def bu jàllee dañuy am problème bu bari dañ ciy gis ñoo xam ne nii police sax da ci amu yoon nga gis ñoo xam ne nii dañuy jaay seen matériel man ñu may déclaré ay matériel bu tabaski jàllee kenn xamul nu mu toll pour bëgg cee jota bëgg cee lijjantiwaat luñ mën a départloo luñ mën a dëgërloo miraas ci sa bopp tamit ba boo ci jógee da ngay am jafe-jafe sa marchandise yëpp yamale nga ko woon ci tabaski gi wala duutoo am loo taxaw suturluwaat ba fii may wax yow sax am na ñoo xam ne déjà ñu ngi lay woo di la teel a wax ay soxla. bu ñu sukkandikoo ci économiste bi di Seydina Omar Seye faw rek ñu daal di am benn jàngat bu ñu def ngir daal di mën a xayma njeexital bi fecc di jur fii ci réew mi. enseignant chercheur bu faculté des sciences économiques et de gestion bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar bile gis ni suñu koom dafa xaw a tënku loolu ci événement yu ñuy am ñu teewlu ko ci téléphone Fama Dione. dañuy commencé waat à zéro parce que la base de l'accumulation ça veut dire tegale di dellu li nga xamante ni moom la koom bi di jur bu fekkee day fekkante loolu mooy màggal koom-koom ci li ngay yëngu moo xam activité surtout informelle yi koom yi li nga xamante ni moom la ñuy gagné mooy seen bénéfice buy fekkante di dajaloo accumulé mais su fekkee chaque fête bu ñëwee ñu bii di lépp jeexee ñu commencé waat à zéro waaye que regardez même à Dakar l'activité économique sénégalaise ça tourne au rythme des fêtes c'est au ralenti tout simplement ci gën a seetlu mooy tabaski léegi daanaka màggal am na dayoo boobu léegi am na nag ay impact yoo xamante ni am na ay borom xam-xam yu wax ni am na lu muy jural ci dugal ak génne bi nga xamante ni xaalis a ngi circulé ñii di am ñii di jënd lépp di tourné mais loolu il faut ñu def ci ab xayma loo xamante ni ci wàllu xam-xam teg xool gënte bu ñuy waaj a jëm feet ci biir feet yi ba après feet yi est-ce que loolu li nga xamante ni économie bi tourné mooy ñi dencoon ñëpp désépargné génn ko kii jënd kii jaay kii dugal génne est-ce que loolu tey dina jur ay points de croissance wala tey jii ndax day nësaxal ba loolu foog ñu def ci ab fi la ñu yem ak yéen ak le marché di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen jox dig daje itamit ay bis yi di ñëw ngir yeneen i xibaar. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war
tàggoo ak sibiru. ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu ware defal la li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS Dom ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. santé ñu ànd ci tollante gi ak Salimata Aw. dal leen ak jàmm accident yi faral di am ci yoon yi nekk lu bari lool liñ ci war a jàpp rek mooy accident bu ne am na la koy indi ci loolee am na ay jëfin yoo xamante ni kii nga xamante ni fekk na l'accident bi war na koo mën a def ki loru li ci njëkk mooy woote wàllu Ahmadou Kanar Diop moom expert la ci sécurité civile. oto bi dana am ay panneau de signalisation nga taxawal ko mbaa ci ñi fa nekk nga wut kenn mu taxaw ci wet gii kenn ci wet gële ñaar yi seq accident ci ñaari mbedd yi di signaler nit ñi ñëw ak oto yi ñëw ne fii accident am na nga tere nit ñi di fa tox ak wax ju amul solo ci wet. ki nga xamante ni moo loru mën naa nekkee ci ñaari anam bi ci njëkk mooy muy nàcc bu bëri ci loolee danga war a def sa kéem kàttan ba dakkal nàcc googule. la ngay njëkk a def mooy jël sa loxo dugal ko ci saaku imperméable sachet plastique yi bës ko fii nàcc boo ko continuer bës noonu nàcc mën naa arrêté bu dee bu continuer it nga wut pansement mën nga ko wut sax ci yére yu propre set yu dagg ci yu set lem ko ba mu tuddee teg ko ci kaw tegaat ci loxo bës ci ba mu wàññeeku nga takk ko. li ci topp moom mooy di xool ndax kii loru moom mi ngi ak xelam wante itam ndax mi ngi noyyi. na ngay xam ne conscient mooy boo ko nee nan nga tudd nga wax ak moom bu la tontuwul nga ne ko bu fekkee yaa ngi may dégg bësal sama loxo nga jox ko sa loxo bu dee yaa ngi may dégg bës bu koy bës nag ça veut dire que ànd naag sagom bu ànd ak sagom nag nga xool ndax mi ngi noyyi wala noyyiwul nooy xoolee noyyi bi mooy da ngay xool sa bët ndax dënn baa ngi jóg ak biir bi léegi nag bu fekkente ne àndut ak sagom mais mi ngi noyyi danger ba ci am mooy làmmiñ yu mën naa daanu bu làmmiñ wi daanoo nag day fat fi noogi di jaar ak fi lekk gi di jaar te bu ngelaw duggul musiba mën naa am. li ñu war a moytandiku kay mooy di jéem nekk médecin di jéem loo xamante ni musoo ko def. loo xamul aussi mënoo ko bu ko ci jéem parce que mën ngaa defe ne da nga koy dimbali fekk da nga koy lor. bu fekkee ni massage cardiaque bi boole nga ko ak lii ñuy duppee bouche à bouche maanaam jël sa gémmiñ tekk ci gémminu ki loru ngir mu mën a noyyi loolee boo ko boolee ci diiru ko ñaari simili cerveau bi oxygène ba dana fa yegg te mën ngaa wallu ki nga xamante ni moom moo def l'accident bi mu nekkoon bonne santé dig daje ëllëg bu soobee yàlla ngir beneen numéro. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bii xeex sibiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru. RFM. ganu xibaar yi. Maguette Ba mooy directeur général aquaculture mooy ñiy yar jën yi tey jii ñu doon daje doon joxe fukki tonnes ci xont bi nga xam ne moom lañ leen di jox waxtaan wi mi ngi ko seq ak Pape Balla Gueye. jërëjëf Makumba Bey ñu ngi tey jii ak ganu xibaar yi di docteur Maguette Ba mi nga xam ne moom moo nekk directeur général bu ANA directeur maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tey jii ñuy wax ci mbirum aquaculture nga yor agence nationale de l'aquaculture tey jii bu ñu doon xayma gannaaw ba ngeen ko taxawee léegi liggéey bi lan lañ ci mën a jàpp. waaw jërëjëf ci laaj bi di nuyu nag auditeurs yëpp di leen xamal ne li ñuy wax aquaculture ñu koy duppee mbéyum jën waaye nag xeetu mbayeefu yi nekk ci biir ndox yépp la du jën rek ndax yoxos bi mu ngi ci sipax bi ak beneen xeetu yoxos boo xam ne moom la ñuy wax muul bokkul ak huître mais soo demee ci wàllu waak bi bëri na ay variété ñuy wax algue am na micro algue bu ñuy wax spiruline en eau douce am na ay ferme yu nekk biir Sénégal di ci liggéey pour jàppale xale yi ci wàllu alimentation yooyu yëpp mooy aquaculture te dafa am solo ci wàllu nutrition ak alimentation dans le monde réew yëpp dugg ci ndax soxla yi ñoom ñooy yokk les besoins de consommation ba pare nit ñi di ñu gën a am exigence ci li ñuy lekk am na loo xam ne nañ doon dundee démb day évoluer
bu njëkk ba di nga gis borom kër bu xaar ba 23h mu yónnee kilo dibi ne ko lekk ko te xam nga heure boobu loo xam ne soo ci aayooy toll la donc nit ñi dañuy gën a yeewu ci ni ñuy dundee ak ni ñuy lekk ba nga xam dañoo jublu ci protéine d'origine halieutique loolu nag moo tax aquaculture développé ci adduna bi yépp Sénégal heureusement mu am benn volonté politique bu taxaw boo xam ne dès 2012 dafa am ay déclaration yu forte yu ñu def au niveau notamment par monsieur le président de la République positionné aquaculture à partir de 2014 ci biir PSE plan Sénégal émergent muy donc loo xam ne daf ko dañ ko jox priorité comme ni ñuy waxee priorité l'agriculture ak l'énergie ak le transport et cetera. Alors ci wàllu production aquaculture wala aussi ça indi contribution pour que mu mën a combler benn gap boo xam ne am na par rapport ak demande bi ak li ñuy napp di jóge notamment ci géej wala boog ci dex yi ci nekk ci biir continent bi ñu koy wax pêche continentale li ñuy consommer ci jën lu ci bëri lu ëpp genn wàll gi mbéyum jën la jógee 54%. te dans quelques années en 2030 selon une étude de la Banque mondiale plus de 60% du poisson de consommation va provenir de l'aquaculture. Alors Sénégal nag 2012 ñu ngi woon ci 371 tonnes ci mbooleem xeetu mbéyef yooyu yëpp ñuy wax aquaculture. En 2016 ñu nekk ci 2082 tonnes. soo ko xaymaa juróomi at la mais at bu ci nekk am na 92% de taux de croissance. xam nga kon mu ngi évoluer bu baax. mu ngi évoluer bu baax parce que xam nga xeetu mbéyef yi soo xoolee ñu naan ceeb ñuy viser autosuffisance du riz avec le PRACAS. ak li nga xam ne moom la ñuy def ci wàllu maraîchage ak mboolem yooyu yëpp mu ngi yokk au Sénégal mais li ñu war a xam ne mbéyum jën aussi nekkul en reste dafa exploser au Sénégal yekk ci niveau yoo xam ne résultat am na ci. moo tax ANA signé benn contrat de performance avec le gouvernement ministère des finances ak tutelle technique bi ci contrat de performance boobu ñu am ay objectifs ñu ngi ko calé ci biir projet de développement accéléré de l'aquaculture ñuy viser 30 000 tonnes en 2023 loolu mooy objectif xam nga fi ñu jógee nii sori na parce que en fait production même su fekkee def nañu taux de croix de 92% par an pendant 5 ans on est très loin quand même des objectifs qui sont fixés na fekk ne nag objectif ni ñu ko fixé moo am ay ressources yu ko mën a accompagner pas seulement au niveau de l'État agence nationale de l'aquaculture structure d'encadrement mais aussi surtout au niveau des producteurs comme ni ñuy subventionner yeneen xeetu mbéyaf yi. kon tey jii ci wàllum koom-koom parce que gis nañ ne ci 2013 mu ngi tolloon ci daanaka 1,8% ci PIB bi jamono ji fan la ñu ko mën a xayma it. ci biir napp gi ngay wax d'une manière générale. mu ngi yokk parce que en fait ci année yi ñu génn napp gi li ñuy wax napp gi dafa nekk premier poste d'exportation bu Sénégal muy loo xam ne levier bu am importance la ci sunu koom waaye dafa am loo xam ne dama ko bëgg a clarifier mooy les pêches d'une manière générale nga xam ne mooy napp notamment dem ci biir géej nappi wala dem ci biir dex yi ci fleuve Sénégal ci dem ci fleuve Gambie dans la partie orientale du pays wala yeneen dex yi wala yeneen fi lac de Guiers et cetera napp foofu muy pêche kon yooyu yëpp soo leen boolee soo leen xayma am na leneen loo xam ne wute na au contraire dafa nekk sax à l'opposé par rapport ak napp loolu la ñuy wax aquaculture ne dafa ñëw muy lu bees loo xam da ngay yar jën léegi ni nga ko mën a yare ci sa tool nga xam ne soo amee 1 hectare nga am 1/3 wala une partie nga déjee ko à la pisciculture intégrée à l'agriculture végétale ndox mi di mën a circuler loolu day développer pisciculture ba nga xam loolu mooy combler gap bi nga xam ne moom la napp bi am te ni ñu ko xaymaa ci biir plan Sénégal émergent mooy aquaculture dafa war a indi 10% par rapport ak pêche pour que ñu mën a àgg foo xam ne dañu satisfaire les besoins waaye nag à chaque fois loolu duñ koy réguler parce que nit ñi dañuy yokk te seen ñoom duñuy am exigence aussi par rapport ak seeni consommation. ci loolu gis nañ ne jamono ji ñàkkum jën gi yu ni mel est-ce que tey jii yaa ngi wax ne 10% la waroon a def aquaculture bi pour xëy na combler gap bi fan la toll. waaw xam nga normalement nguur gi au niveau du gouvernement dañu war a am ay budget yu ñu war a identifier yoo xam day correspondre ak li nga xam ne moom la ñu identifier comme cible alors loolu paaru état bi
dafa war a nekk 40% des investissements dans l'aquaculture pour démarrer alors les 60% yi ci des privé bi war ko indi donc il faut que privé yi ñu mën cee dugg du ñuy dem ba nga xam ne nag léegi état bi dafay retiré wu ci benn soo leen ANA mu ngi gérer benn maillon chaîne bi mooy les écloseries aujourd'hui juróom-ñeent sites de production d'alevin Richard Toll Ziguinchor mais aussi Fatick Kolda Sédhiou ak Matam et cetera donc maillage territoire bi def nañ ko déconcentration structure ANA yi pour encadrer def nañ ko maintenant ñaari levier yi nga xam ci ñu jouer mooy ñu liggéey bu baax wàllu aliment bi ak wàllu alevin yi pour que mu am ay privé yi ci dugg mën a déclencher production bi loolu moo des ci ñu war a àgg fi nga xam ne moom la ñuy viser mooy combler 10% yooyu suñ ko xayma en fait c'est 50 000 pas moins de 50 milliards d'investissement mais horizon PSE la horizon 2035. producteurs yi sax ñu ngi doon wax ne njëgu aliment bi dafa cher yéen naka ngeen ci fas yéene taxawee. effectivement aliment bi su fekkee ne duñ ko importer te mu am ay charges te ngay viser qualité bu baax dafay am coût te loolu dafay cher te d'une manière générale déjà seeraay bi moom nekk na ci biir structuration des prix du plan d'affaires des établissements aquacoles ba nga xam ne 60 à 70%. lu ëpp xaaj bi aliment de poisson mooy nekk charge yi su demee noonu donc xam ngeen ne njëkk yi normalement du ñu war a def tout pour wàññi ko pour que charge yooyu mën a wàññeeku alors li koy indi nag mooy lu mel ni gestes yu demee nii aliment bi mën a yokk Sénégal mën a law su ko defee su amee production poisson bu bëri moo am aussi ay entreprises privées yu positionné wu ci biir création aliment de poisson loolu dina mën a déclencher dara. ci wàllum liggéey bi ngeen di def. yéen a ngi ci fas yéene jàppale ndaw yi ak ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi ci jàppale googu mel na ne jafe-jafe yi ba tey des na. waaw léegi xam nga ñun suñu rôle structure d'encadrement lañu effectivement su dul dara sax Sénégal population bi majorité bi ay jeunes la donc c'est obligatoire vraiment cible jeunes yi mu nekk ci kaw et heureusement bi ko vision politique bu président clarifié et ñu ngi ci liggéey di leen accompagner déjà ci li ñuy wax ñu réaliser seen étude technique mu am un bon plan d'affaires nga xam fu ñu dugal seen këyit mu doon loo xam dinañ ko suñ ko càmbaree muy lu mucc ayib loo xam dinañ leen mën a wóolu financer leen ñu mën a avancer loolu ñu ngi ci liggéey mais aussi pour les femmes alors loolu ci sunu travail quotidien la bokk sax parce que accompagnement boobu su ma ko waroon a li fa mën na déparé par exemple pour identification de site mission conjointe lay nekk ñu xool bërëb bi fan la tool bi nekk nan la mel est-ce que benn yaay la nii rek boo xam amul dara est-ce que foo xam ne c'est argileux parce que ci bord du fleuve Sénégal la nekk wala est-ce que c'est des étangs de marnage au bord des estuaires wala nan la foofu bindoo ak lan lañ fa mën a def en part de ce moment la ANA di conseiller type d'infrastructure bu adapté. tey jii bu ñu doon wala sax bu ñu naree jeexal ñu ngi wax ci PSDA bi muy plan stratégique développement aquaculture bi ci 2017-2021 la ñu ko appoon fan ngeen ci toll est-ce que mbir yi dox na ban bilan ngeen ci mën a def. waaw xam nga le plan stratégique de développement de l'aquaculture day encadrer sur 5 ans li nga xam ne mooy le contrat de performance bi nga xam ne moom la ANA signé ak le gouvernement notamment le ministère des finances ak sunu tutelle technique ministère des pêches alors loolu dafay am ay engagement de part et d'autre ANA day wax ne bon aquaculture dañ ko yóbbu à tel niveau dinañu former 1600 personnes producteurs dañ def nangam léegi en face moo am ay engagement financier de la part du ministère en charge des finances alors loolu mooy contrat de performance bi nga xam ne moom moo emboîté wu avec le PSDA et au niveau supérieur muy l'aide de politique sectorielle de la pêche et de l'aquaculture loolu yëpp wekku nag ci biir plan Sénégal émergent alors ñu ngi ci liggéey je pense que am na retard ci biir signature contrat de performance bi parce que mu ngi intervenir seulement il y a 1 an environ. lan moo waral retard mais c'est les circuits pour pouvoir parce que xam nga agence yëpp signé wuñu contrat de performance dans un premier temps direction des secteurs parapublics bi nga xam ne mu ngi dépendre de la direction générale DGCPT du ministère des finances ñoom ñooy encadrer agence d'exécution yi c'est parapublic maintenant agence d'exécution yooyu ñëpp ñu jóguñu rek ñu signé ndoo par kii lañ koy def par étape lañ koy def
dañoo jëkk identifier une dizaine d'agences ñu jàppale leen ñu am seen PSDA plan stratégique ensuite ñu am seen contrat ak ñu jëlaat yeneen dizaine d'agences beneen année ñu jëlaat ñeneen ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne ANA bokk na ci biir fournée bi ba nga xam ne voilà on est lancé pour que ñu mën a exécuter suñu plan stratégique de développement notamment le contrat de performance mu am ay cibles yu ñuy viser yenn cibles yi c'est technique yeneen yi c'est la gestion des aspects liés à ça ba nga xam ne si bu ci nekk rek dinañ ci war a mën a am une bonne performance alors ko loolu yëpp nag moo indi yéexaayu signature bi ba pare nag mu war a am nag loo xam dafi war a topp mooy les ressources nécessaires pour atteindre ces cibles là. Docteur Magatte Ba maa ngi lay jaajëfal bu baax ma fàttali ne yaa nekkoon suñu ganuk tey. waaw jërëjëf ci invitation.